koy waxee li fa metti bari na te gis nañu ne monsieur xawma nu ma ko mën a tuddeeti monsieur l'inaugureur de la République, c'est pas le travailleur, mais il inaugure bien quand même, il inaugure tout ce qu'il ne fait pas. Train express régional date bi mu joxone jotna. Donc au lieu train bi daw, donc ñu ngi wax ci ay bus, légui néna digon na len ay avion ba jël 1500 milliards doomu sénégalais yo xamné manon nañ ci tabax tay guddi ñu tollu manon nañu am au moins téeméeri hôpitaux yu bees Sénégal ak téeméeri école yu bees Sénégal donc loolu amul donc lekk na xaalis boobu sàcc na ko moom ak tubaab yi yàq nañ ñu muy alalu Sénégal mu tolloog 1500 milliards donc mu indil ñu rakkam dëmm bi Aliou dëmm mu indiwaat ko ci dëkk bi mu ne moom ak Aliou dañuy inaugurer dañuy dig ay bus defe na Sénégalais yi man ngeen nelawloo suñu xel Macky Sall 6000 milliards ngeen sàcc ko ci ay doomu aadama ngeen ñuy wax ay waxu bisu 300 milliards ñun lu ñuy doyee bus 300 milliards boo joxoon sénégalais yi seen 6000 milliards dinañu am bus am école am ay hôpitaux am lépp loo xam ne nit soxla na ko pour addunaam dox waaye déedéet c'est pas comme ça il fonctionne moom comme fenkat la de la République day indi fen bu bees tey balaa fen boobu di màgget bu ginnaaw suba mu indi beneen bu gënoon grave bi mu indi woon démb xam nga ndeysaan nga yóbbu woon sa doom l'hôpital yàlla nañu yàlla musal docteur bu xamul dara daggal la baaraamam nga dem seet ñu ne la ndekete baaraam bi dara jotu suba nga dem docteur bi ne la tànk bi sax si boppam laa soxlaa dagg donc yow lu ñu la def rek dagal xam nga footage yi nga xam ne moom la Macky Sall di indi ci kaw sénégalais yi déjà sénégalais yi ñoom ñoo ko nangu footage yi nga xam ne moom la Macky Sall di indil sénégalais yi c'est des choses que les Sénégalais nous-mêmes ñun ñoo ko maanaam woote parce que tey ndeysaan maa ngi seetaan ci actualité yi sànq benn député ñu ne ko honorable ndeysaan honorable kay wallaay honorable Sénégal voilà am na ay kilifa yoo xam dañuy tux yàmba laa wax ñenn ñi sax dañ koy jaay waaw yaa wax loolu waaye déglu ma loolu foo ko teg dama ne tey bu ñu tojoon immeuble yi nga xam ne yi drogue ko defar ak yamba ci Sénégal ak Dakar dëkk bi dana doy waar. Ah bon waaw du jeex li nga wax foo ko teg honorable mais sama xam-xam la bu doon maa yor chefu police danaa la wax li ma wax bu doon man lañ jox chefu police te nga war koo leeral li ma wax xam naa ko dama ne yamba bi ak drogue bi mi ngi ne xas ci Ndakaaru. loolu bu amee à qui la faute. may ma tuuti Modou Mbacké nit gimiñ bala ngaa xam lu muy walis danga koy déglu li ma wax dama koo assumé. dafa rëy moo tax mu jaaxal ma trop. mais dama koo kan moo waral loolu. dama koo assumé pleinement dama ni tey ñi nga xam ne ñooy jaay drogue ak yamba ak xam nga dafa am foo xam ne dinaa fa yegg ak yéen déjà balaa may sori xam nga il faut ngeen xam ne Bougazelli drogue dealer la Bougazelli jaaykatu drogue la xam nga il faut ngeen xam loolu il faut sénégalais yi d'abord xam nga Sénégal ndeysaan dëkk bi dafa neex jaaykatu drogue boo xam ne la depuis quand ma nga jaay drogue Sénégal moom 3e mandat Macky Sall daf ko arrangé 4e daf ko arrangé 5e mandat sax daf ko arrangé parce que c'est un vendeur de drogue ndax Bougazelli moomu boo leen fii fàttali ko ay waxtu ay fan ci ginnaaw defe naa ne woon nañ leen doomu Bougazelli jàppoon nañ ko fi ci njaayum drogue yéen Sénégal yëpp dégg nañ ko gis nga drogue bu mag bii ngeen di dégg scandalu drogue yu mag yi ngeen di dégg ci port bi temps yi Bougazelli ci la bokk Bougazelli dafa yab sénégalais yi parce que sénégalais yi bu ñu demee bay déglu dof yu mel noonu maanaam seen xel yi dafa war a rot xam nga loolu mooy problème bi ñu am Sénégal les plus grands vendeurs de drogue viennent nous imposer qu'un président doit avoir un 3e mandat Bougazelli beneen preuve boo xam ne moom laa leen bëggoon jox foo xam ne bëgguma fa woon yegg sax ndax dafa sensible mais Bougazelli même dans sa propre famille doomu jiitleem disparaître na xale bu am 16 ans xale bi ba léegi kenn mënu laa wax fu corps bi nekk où est le corps de ce petit-fils parce que drogue deal bi nga xam ne yu bon yi nga xam ne moom lay dox Sénégal dem na ba sakkal ci pexe doomu jiitleem nit ku bon kooku
kooku warta toog sénégalais yi di ko déglu Sénégal dafa yàqu Sénégal nag tey dafa yàqu parce que Sénégal rek ngay ñëw dégg ay nit yu dof yoo xam ne dañoo daanu saret ñëw di la wax ne dañuy imposer dara Bougazelli kan moo koy déglu ci république bu normal déggoon ngeen fi temps yële passé yéen ñëpp adduna bi yëpp déglu ko la dame de fer policière dame de fer boobu dame de fer bi nga xam ne moom lañ fi installé woon mu nekk patron police bu bees muy ñëw di xeex affaire drogue Sénégal yëpp di ko gis muy def liggéey bu extraordinaire ndaw si di dénoncer di wax li nga xam ne moom moo doon ñaawteef yi xew ci biir dëkk bi lan la ñu def ndaw soosu dañ ko limogé te àdduna yëpp xam ne muy wax katu dëgg képp ku génn Sénégal di wax dëgg dañ lay jàpp wala ñu limogé la suñ ko mënee foofu la leen yàlla dimbale ngeen am ay nit yu mel ni ñun ci diaspora bi ñu mën leen wax li nga xam ne moom mooy dëggu Sénégal xam nga tey bu duloon Sénégal une personne comme cet imbécile de Bougazelli ngeen jéggal ma dañ koy jàpp mu nekk ci kaso bi moom foofu mooy dëkkuwaayam waaye en échange lan la leen Macky Sall di jox jaay leen drogue bu leen neex def leen lu leen neex sàcc leen alal bu leen neex fexe leen rek man ni ma continuer toog nekk ci nguur gi ngeen di dem ci biti di wax nit ñi lu ñàkk maanaam noonu la Sénégal di doxee tey Sénégal léegi doxatul ci ay dëgg Sénégal léegi naka lay doxee mooy génn leen di wax lu ñaaw di def lu ñaaw comme ça léegi tout simplement man lan laa am pour def man naa toog ci nguur gi rek continuer nekk buur loolu rek moo ma intéressé ci Sénégal yéen ngeen defe ne Macky Sall bu ñu yabuloon na bàyyi Aliou Sall da nga bëgg a xam ñaata lañ ko bëgg da nga bëgg a xam combien on l'aime mais laisse Aliou Sall tout seul marcher dans les rues du Sénégal comme ni ko sëñ bi waxee woon keroog rek yàlla daf la dimbali rek martial law charia law amatul ci àdduna bi ni kon Aliou Sall dagg boppam ci stade la ñuy def mais comme charia law amatul léegi loi yi ñuy jël mooy loi police moom la ñuy indi pour doomu aadama yi àtte j'espère bien que le procureur de la République mi ngi ñuy déglu Bassirou Gueye j'espère bien que di nga am jom bu tolloog nga def sa liggéey parce que sénégalais yi xam nañu déjà mandarga gi càcc gi moom leer na àdduna bi yëpp xam nañu léegi kay lii wax ji mooy attekat yi ndaxte ngeen atte càcc boobu ni mu waree gis nañ leen temps yi ngeen di tourné waat film bu bees man de film laa ko jàppee parce que yéen a ngi woo ay nit di leen interroger di wax ak ñoom yéen a ngi leen di woo de ngeen di wax ak ay doomu aadama di bennal amul problème loolu du problème mais li wóor te wóor mooy dañu bëgg nit ñooñu soo leen interroger li nga xam ne moom mooy dëgg boo ko ci jëlee nga utiliser ko ni mu waree bul yaakaar ne yëguñu yëg nañ lépp dañ lay may temps parce que comme ni ma leen ko waxee woon gis ngeen fi temps bu ndaw ma jël benn battement bu ndaw di déglu di xool waaye ci biir déglu boobu lan la ñu comprendre Macky Sall commencé naa limoger képp ku wax ci 3e mandat lu dul naka si noonu ku ne 3e mandat Macky Sall du ko am rek mu limoger donc bu leeree ba leer sénégalais yi mooy monsieur qui a déjà volé son 2e mandat est en chemin pour sàcc 3e mandat parce que Macky Sall c'est pas un démocrate bu sénégalais yi toogee yaakaar ne Macky Sall il fera la démocratie il fera passer la démocratie dina ñëw ay élection jaar yoon ku man sa morom duma da ngay nax sa bopp Macky Sall gëmul lool Macky Sall li mu gëm mooy mu fabriquer ay élection mu nelawloo xelu doomu aadama yi sàcc élection yi jàllaat d'office Macky Sall mooy lool he is the judge the juror and the executioner Macky Sall mooy ki nga xam ne moom moo yor ñetti poste yooyu yëpp moom c'est lui le juge jureur yi nga xam ne ñoom ñooy atte aussi c'est lui le jureur et executioner bi mooy maanaam ki nga xam ne tey bu jureur yi juge bi ci boppam maanaam executioner ki nga xam ne moom mooy exercer li nga xam ne moom la ñu war a teg ci doomu aadama yi moom moo koy exercer donc lii mooy ki nga xam ne moom mooy Macky Sall mais dañu bëgg ngeen xam dara Sénégal on est en 2019 waxoon naa leen ko fi barki démb balaa muy ñëw boo leen demee lire ci journaux yi
nee nañu leen bind nañu décret bi génn na defe naa am na ay nit yu ma ko yónnee sax balaa ma ko ginnaaw ba ma ko waxee nee na pousse na élection locale yi la nouvelle date nous sera je pense que date bu bees bi nee nañu dinañ ñu ko yëgal voilà donc loolu mooy comme li ma leen doon wax nit ki jàngul xamul dara te mu xam Macky Sall ak sàccam ak yabaateem ak manque respect bi nga xam ne manqué na ko Sénégalais yi Macky Sall nous a dit qu'il va repousser les élections locales yoo xam ne loolu xar sax xamoon na ko parce que bi mu wootee dialogue national bi ne woon nañu leen beneen forme manipulation la bu leen fàtte ne woote woon na fi dialogue national en 2016 ci dialogue national boobu la libéré woon Karim Sall exilé ko dialogue national Macky Sall c'est pas sa première fois mu leen ci woo saa bu wootee dialogue national naxante national la tudd naxaate national dafa bëgg a woote dialogue leeral xelu nit ñi le temps mu may ko temps toj bi nga xam ne moom la war a def mu def ko c'est ça la réalité le Sénégal a une seule personne qui ne respecte pas les Sénégalais kooku Macky Sall la tudd parce que comme toujours ni ñu leen koy waxee société boo ñëw ñu ne la everything stops the buck stops with the boss xam nga tey boo amee ay député yu mel ni Bougazeli yuy génn di wax Sénégal ñooñu Sénégal la ñuy wax Bougazeli fan la mën a wax feneen furul Sénégal Bougazeli Sénégal rek la mën a wax leen ma beneen réew bu normal boo xam ne Bougazeli mën na faa am kàddu réew moo xam ne ma jox leen exemple tey nga ñëw ci réewum Sénégal dama leen di jox firnde yépp ngeen teg ko sur la table bu boobaa ku nekk nga jëfandikoo ci déjà ma jox la benn exemple bu ndaw rek tey boo xoolee Sénégal rakku président de la république Alioune Sall 6 000 milliards loolu scandale boobu dans l'histoire de l'Afrique amul dara lu ko gën a mag nee naa leen ngeen dem Google ngeen dem foo leen bëgg ci àdduna bi lépp luy joxe information ngeen dem tàppe ci y a pas un scandale plus grand que celui du Sénégal te Sénégal on n'est même pas peut-être le 5e on n'est même pas le 10e pays le plus grand de l'Afrique déedéet mais le scandale qui s'est passé au Sénégal tey avec l'aide de notre président de la République Macky Sall ak rakkam ànd ci Aliou Sall ànd ci ak Aly Ngouille Ndiaye ils ont fait le Sénégal détourner 6 000 milliards de Sénégalais détourner lañ ko mën a tuddee parce que tey boo indee benn courtier te yow xam nga ne déjà paradis fiscal la kooku dem ubbi société bi nga xam ne moom la ubbi ci paradis fiscal yooyu la compte bancaire am yi nekk mu leer la ne kooku dégg nga fu ne ci Afrique ñuy wax ay waxam nee nañ la sàcc na Burkina sàcc na Cameroun sàcc na fii sàcc na fële yow dégg nga loolu yépp nga nangu jël même nit kooku nga indi ko ci sa réew mu def lan nga ne yow da ngay doxante ak kooku affaire bu leer donc yow xam nga ne sénégalais yi nga yam c'est ça la réalité il faut ngeen xam ne les sénégalais sont prêts à tout Macky Sall lépp loo mën a xalaat ci àddina xalaat ko lépp loo yaakaaroon ci àddina yaakaar ko nee nañ la déjà xam nga àdduna bi tuutil nañ ko sa loxo we made the world very small for you espace bi tuuti na pour yow parce que xam nga léegi Amérique moom defe naa hors jeu la hors jeu sa yëfu caaxaan yi dootoo ko indi Amérique moom jeex na Amérique sama kalagas yi léegi caaxaan yi waa France aussi xam nga foo dul jaar ak ñoom donc adduna bi diaspora bi dinañu fexe ñu shrink les patriotes je parle à vous nañu fexe ñu shrink dëkk bi ñu tuutal ko ba nga xam ne Macky Sall dootul amati fu muy mën a jaar Sénégalais yi nañu tuutal adduna bi xam nga avant les dictateurs le faisaient ils dictaient ce qui se passait dans leur pays ils volaient l'argent de leur pays partout di ci def lu leen neex mais loolu amatul de loolu amatul déedéet loolu amatul diaspora bi moo mën a changer lii xew Sénégal bu leen déglu li ñu wax boo leen bëggee dégg réalité laaj leen Cissé Lo xam na wax na leen ko nee na leen jaratul dem toog télévision nationale léegi di yàq sa kàddu nee na lépp loo xam ne day leer léegi ci réseaux sociaux yi la nekk
dem leen laaj Cissé Lo xam nga cet homme à un moment donné dama ko tegoon dof il n'est pas fou déedéet Cissé Lo du dof Cissé Lo du dof de dëmm bu jafru la ci groupe dof du dof il n'est pas fou Cissé Lo doful dafa jëfru xam nga tey boo àndee ak ay groupe bandi ngeen di def yëfu saay-saay ngeen di def yëfu saay-saay di def banditisme di def yëfu saay-saay di def banditisme ngeen dem ba banditisme bi da jaxarang àdduna gis ko loolu moo leen dal li leen dal tey mooy seen banditisme bi moo feeñ léegi yëfu maa tey la ñuy doxal parce que fi mun a jàpp nañ leen on a attrapé nos voleurs lan mooy xew leneen comme jàpp nañu suñu sàcc léegi luy xew mais suñu sàcc on les a attrapés xam nañu ne Macky Sall ku gën a réew ci àdduna bi nit ki gën a réew nit ki gën a wëyu ki gën a ñàkk teggin ñàkk respect xam nga man balaa maa dee rek sénégalais yi ne la dafa noppi donc Macky de ku yaru la noppi ak yaru ça fait deux choses différentes xam nga noppi mën na signifier tey d'accord mais mën na signifier aussi lâcheté soxor nit ku soxor du wax nit ku soxor dëgg boo ko gisee du wax nit ku soxor nit koo xam ne dafa bon du wax Macky Sall nit ku soxor la parce que tey boo xoolee naka la benn doomu aadama muy frère président de la république loolu Sénégal rek lañ ko déggee 6 000 milliards lañ ko accusé mënuñu koo teggi gisu leen fenn ñu porter plainte BBC nañu dem porter plainte BBC léegi man lenn na am na bu loolu xewoon rek man dootuma waxati ci 6 000 milliards yi xam nga sénégalais yi tey da ngeen ne ressources yi génnagul ci suuf si loolu ay caaxaan la pétrole génnagul Sénégal pétrole amagul génnagul Sénégal ci suuf amul problème d'accord je suis d'accord avec vous mais avec une seule condition na Macky Sall ak Aliou Sall dem porter plainte BBC nañu dem porter plainte BBC ils n'ont qu'à aller porter plainte contre BBC suñ ko defee man Tunkara man maay njëkk kaay leen ma wax leen ko man maay njëkk transhumé APR Tunkara man Ousmane Tunkara Macky Sall bu porter plainte BBC rek dinaa simmi yëre opposition ma sol yëre APR ma xam ne waa ji jàmbaar la ma xam ne liñ koy jiiñ Sénégal yëpp ay fen la moom mooy nitu dëgg doo leen dégg loolu abada la ba dina ndax justice su àdduna bi duñu justice su Sénégal boo leen déggee Mamour Diallo muy dem ñuy ay commission d'enquête parlementaire ay caaxaan ñu koy indi di teg théâtre kat bi nga xam ne ndono jàmbur mi ngi ci ndong li ba léegi 200 millions ndono jàmbur bi mu sàcc El Hadj Diouf l'avocat 200 millions yooyu mu sàcc yor naa preuve papier yi dafa sàcc xaalisu jàmbur 200 millions 200 millions la sàcc de francs CFA l'argent de Tru xaalisu ndono jàmbur mu dem porter wul plainte de xam nga li mu def il faut ngeen xam ne comme justice bi dafa takk suuf jël na doomu jàmbur yooyu woo ay xaritam foofu ci justice mais loolu yomb na Sénégal loolu jafewul mu jël ay doomu jàmbur dugal leen rëbës pour lan parce que tout simplement ñooñu wax nañu ay caaxaanam wax nañu xaalisu jàmbur bu mu sàcc li muy lëmbale ni yëpp Sénégal di yuuxu Mamour Diallo lii Mamour Diallo lale 200 millions yu mu sàcc waxuma la jigéen ji mu violé loolu xaw naa yàgg tuuti viol bi dafa exister mais loolu yàgg na tuuti mais 200 millions yi mu sàcc restant ndono jàmbur bi mu sàcc toog ci noppi ci mu ne moom day dem porter plainte Ousmane Sonko parce que benn mafia boo xam ne dañ koo teg ñuy caaxaan ne dañoo indi maanaam commission parlementaire dañuy def lii Sonko dañ koy def lale lii lépp pour faagaagal Sonko déedéet ñun doxuñu ci loolu xam nga tey Macky Sall ay porte-parole am ay suñu xarit yi la ñoom Mame Ngor Diazaka ak ñoom ñaa xarañ loo ñooñu ñooy ñi nga xam ne ñoom ñooy jàllale kàddu Macky Sall waaye bàyyi leen caaxaan waaye Sénégal bàyyi leen caaxaan xam nga il faut ñu arrêter caaxaan Sénégal bàyyi leen caaxaan day yàq soxla doomi aadama parce que boo leen toogee tey yéen waa Guédiawaye Macky Sall bi mu fa ñëwee waru leen woon rëcc seen sàcc baa ngoogu yéen Macky Sall ak Aliou Sall ba ñu ne cëpp Guédiawaye seen loxo dafa waroon tegu ci kawam
su fekkee yéen ay góor ngeen deretu góor moo daw seen biir deret yi Macky Sall ba mu ne cëpp Géejawaay du leen rëcc parce que c'est un voleur seen sàcc ngi noonu Aliou Sall moom wax noppi ngeen toog di leen déglu ngeen toog di déglu ay caaxaan ngeen toog di déglu ay caaxaan Macky Sall ñëw di leen saboter di leen fontoo terre bi nga xam ne terre bi Macky Sall inauguré barki Dembo Ndiaye dem leen ci YouTube ngeen tappe terre Sénégal tappe leen train express régional Macky Sall ànd ak ay tubaab yàq li nga xam ne moom mooy 1500 milliards des Sénégalais mu jël ko di ko caaxaane li ñu tabax nii Diamniadio kan moo taxu Diamniadio wax leen ma yéen ci seen xam-xam bu gàtt kan moo taxu Diamniadio ana kan moo taxu Diamniadio logement ministre logement nangam mu dem andi ceeg sàcc Bamba Ndiaye mu jox ko fële bureau yi ni mu tudd building voilà ne day tabax building di ànd di caaxaane xaalisu sénégalais yi di surfacturer sénégalais yi lépp loo xam ne Macky Sall tudd na ko kopparam a jeex déglu leen ma bu baax je vais vous avertir du coup que Macky Sall prépare affaire bus yi ngeen gis Macky Sall préparé ko nii tey kopparam yi ñoo jeex Macky Sall ay kopparam dafa jeex léegi pour mu amaat koppar il faut mu créer benn manigance benn caaxaan benn projet boo xam ne dina ko surfacturer triple pour lan pour sàccaat alalu sénégalais yi du doyal sàcc buy doyal sàcc amul fenn ci àdduna sàcc du doyal sàcc bu sàccee mu rëcc day continuer sàcc loolu la Macky Sall di def dafa sàcc alalu sénégalais yi ñu jàpp ko mu sàccaat 6000 milliards yi ñu jàpp ko mu leer muy sàcc ñuy jàpp mu leer alal gi nga xam ne alalu sàcc du toog ak yow saraxole yi dañ daan ne ñu ne bonte yeɗo hooga naari solo yaɗantel ñu ne tëb lu mu indi naaw moo koy yóbbu Macky Sall il faut savoir que les Sénégalais feront face à toi dama bëgg nga toog nga ànd ak sa sago nga delloo si waat sa xel nga xool nga tànn nag porte bi nga xam ne moom ngay génnee tu peux sortir par la grande porte mooy tey nga ñëw nga jéggalu sénégalais yi ci suñu alal bi nga xam ne moom nga luubal si suñu alal gi nga sàcc yaag sa rakk nga jël sa rakk jébbale ko justice su Sénégal nga def sa ñaari mandat nga abal ñu bu la neexee nga toxu Fuuta du ñu am ak yow benn affaire Macky Sall tu peux sortir par la toute petite porte comme tu avais poussé Yaya Jammeh à sortir mooy nga pare nga dem exiler fenn peut-être Côte d'Ivoire si Alassane Ouattara wala nga dem Guinée ci Alpha Condé du am 3e mandat maanaam ci kaso bi laa bëgg a wax ci kaso Guinée gi mais il faut savoir que yàgg les Sénégalais feront face à toi dina yàgg nag dina yàgg mën naa jël 2 mën naa jël 4 mën naa jël même 5 ans mais les Sénégalais feront face à toi Amérique moom sa kër gi Houston boobu mën nga koo joxe sadaxa addiya parce que man ak yow mënuñoo dund ci benn réew toi et moi nous pouvons pas vivre dans un même pays man ak yow duñu dund ci benn réew di nga xaru wala dara dal mais man ak yow duñu bokk réew ça c'est impossible loolu moom mën nga ko bind décret signé ko d'office nga def ko sa bureau saa boo yeewoo di ko seetaan c'est fini Amérique moom say bàkkaar effacé ko fi fii duñ la may sa impolitesse googu nga nekkee Sénégal doo ko indi Amérique c'est fini sa caaxaani yooyu amatul fii sa caaxaani feneen nga koy yóbbu mais Amérique moom sa ay caaxaan jeex na fi bu ma jógee ci loolu ma ñëw ci 400 milliards yi nga xam ne moom la itok luubal itok Sarr ngeen pare ñu ne la 200 milliards CREI retrouvé nañ nee nañu 200 milliards n'est-ce pas ñu pare 150 milliards de la poste ñu ne 138 milliards Karim Wade ñoom même personne yi nee nañu Karim Wade dafa luubal 138 milliards ñoom ñoo ko wax 94 milliards Mamour Diallo 29 milliards Mbaye Prodac Mbaye Niang loolu adduna bi yëpp yëg ko 17 milliards Necrotrans loolu adduna bi yëpp yëg ko 12 milliards Big Togo adduna bi yëpp yëg ko 7 milliards c'est Monaco adduna bi yëg ko 7 milliards Taïwan yi moom xanaa loolu Sénégal rek la am
président buy sàcc 7 milliards jàpp ko mu ne dañ ko koo may un président de la république 7 milliards Taïwan yi ak 4 milliards COUD ak 3 milliards RIGE